dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës gannaaw doomi Sénégal bu ñu faatoon ca Espagne ca Italie ak soxna sosé ñu faatoon ca Amérique tey nag faat nañu yeneen ñaar ca Centrafrique la anam yi ñu leen fàtte nag doy waar lool du ñàkk nag ñu jokkoo ak directeur des Sénégalais de l'extérieur muy Sori Kaba atteb Imam Ndaw nag ma ngay wéy boobeeb procès Mactar Joxaane nag moom la ñu doon déglu ni ki tey ji daanaka ci suba ba jant bi so moom moomee nag la ñu doon déglu Mactar Joxaane nag ne nag nguurug Sénégal kilifa yi sax la ñu war a def mooy jaajëfal ko ndax kon taxaw na ay doomi Sénégal yoo xamante ne nii ña nga woon ca àllub Sambisa ba xaw tuuti ko noonu ñu ne ci jafe-jafe moom nag moo leen ca génnee kon jaajëfal dong lañ ko war a def lii nag nga xamante ne nii moom la ñu koy tuumaal lu ca mel ni wàllug terrorisme moom jàpp ne ne rek ab njuumte la ñu àddu tamit ci grève bi nga xamante ne nii waa ànd gësëm door nañu ko tey ji grève ñetti fan la liggéeykatu waa kër docteur yooyu nag di sàkku ba tey ñu déglu leen ndax dañu jàpp ni nguur gi daf leen soofantal la ca gën a am solo nag mooy xibaar yi nga xamante ne nii jëm na ci wàllu wér-gu-yaram lépp la ñu daal di téye ñu daal di door kon seen ñaareelu plan d'action njiitu réew mi Macky Sall nag ma ngay daloo tey ji ci àllarba ji ab sphère ministérielle mbaa cité ministérielle fële ca pôle urbain bu Diamniadio mu nekk nag ab barab boo xamante ne nii ca la ñu fas yéene amal rek ndaje yu conseil des ministres dinañ du jàkk ñu jokkoo tamit ak sunu naataango ba ñu fa nekkal biennale d'art contemporain wala bokk Dakar ñu ngi koy waajal loolee ni ki ëllëg lay tàmbali ñetti fan ci weeru mai nara fas yéene nag jëm ba ñaari fan ci weeru juin ab xew-xew la ci wàllug art dinañ ci ànd ak Ibou Diouf mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi-léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak ni ma koy waxoon ci ponk yi yeneen doomi Sénégal yu ñu faat bi yoon ca Centrafrique ñaar la ñu jokkoo ci ak directeur des Sénégalais de l'extérieur monsieur Sori Kaba maa ngi lay nuyu Sori Kaba. maa ngi lay fay. dugguleet nag ñuy gis lu mel ni ay doomi Sénégal yu ñuy faral di faat nag ca bitim réew bi yoon nag la xew ci Centrafrique est-ce que mën nga ci dellusi ak ñun ndax xam ngeen la fa xew dëgg-dëgg lu sabab faat googu. jërë ngeen jëf di leen nuyu di leen ziar. di jaale comme on a l'habitude di koy def chaque fois bu tiis bu mel ni dalee ci réew mi. peuple sénégalais bi di jaale communauté sénégalaise bi nga xamante ne moo nekk ci république centrafricaine bi nga xamante ne ñaari natango ñu leen di wooyee Cheikh Guissé ak Isaaga Diallo ni ki démb bi ñaari waxtu jotee ñu génn ci juma bi nga xamante ne moo nekk ci benn quartier bu ñuy wax PK5 nekk ci seen biir oto di dem uti lu ñu añee benn groupe nit meute humaine bu doy waar dal seen kaw parce que soupçonné rek ne ay jullit lañ ndax colin ba ñu soloon yàq seen oto taal oto bi ba ñu génn ci àdduna mu nekk nag mbir moo xam ne tiis na lool ñu koy métitlu di jaale seen njaboot di jaale bépp communauté sénégalaise bi nga xamante ne tey mu ngi nekk ci Centrafrique nga xam ne bu ñuy fàttaliku ni ki 2014 lu tollook juróom benn fukki nit président de la république rapatrié woon na leen fa fekk crise bi doog a éclaté am na nag ñoo xam ne delluwaat nañ fi ci ginnaaw am na ñeneen ñoo xam ne ba tey seeni alal yañ fa bàyyi woon moo tax mënuñ fa woon jóge mais ñëpp xam nañ ne dëkk la boo xam ne tey instabilité ba fa nekk li ñuy ñaan rek mooy jàmm dellu si fa pour que bépp doomu africain waa Centrafrique ci seen bopp mën a nekk ci jàmm. ñu gis ne également yu mel noonu saa yu amee rek nguuru Sénégal dañu naan dañu ciy taxaw est-ce que bi yoon également jël ngeen ci ay matuwaay parce que nag dugguleet mi ngi bëgg a bari surtout que jamono ji du dañ ciy bëgg a taxaw dañ ciy taxaw parce que bëgg a taxaw dafay mel ni comme si ci wàcc la ñu toll mais toujours est-il que lii xew biir Sénégal muy andi ay mbirum insécurité ba tax ci biir réew mi
gouvernement bi mënul jël policier mu teg ko ci ginnaaw bépp doomu sénégalais pour assurer sécurité am noonu la problème yi di nekkee bitim réew ñëpp xam nañu ne ku génn ci juma julli ba pare loolu dal sa kaw loo mën a prévoir loolu nit mënu koo prévoir kon li nga xamante ne moo ci am mooy assistance bi ñuy apporter famille bi pour que ñoom lépp lu ñu décider gouvernement ànd ci ak ñoom te am naa habitude di citer exemple sunu compatriote bi nga xamante ne mooy Mbayang te ñu téye ko ci Arabie Saoudite te bi nga xamante ne honoraire bi nga xamante ne avocat ba koy défendre laajoon na ko mu toll ci ñeent fukki millions état bu Sénégal génnee ko pour mën ko accompagner ci tiis boobu dal ci kawam te loolu mooy toujours exemple bi ñuy jël pour wane ne assistance judiciaire assistance consulaire moo tegu ci ndodd bu sénégalais moo tegu ci ndodd bu gouvernement bi pour bu sénégalais nekkee ci jafe-jafe mu ñu mën ko assister bépp cas bu mës ci am toujours comportement bi ñu ciy am mooy gunge famille bi ba lépp leer ba ñu tirer ko au clair. Mangoog sànq wax nga lu am solo nee nga foofu ñu nekk dafa nekk foo xamante ne nii zone de tension la dafay faral di tàng mais est-ce que consulat yu également soppi nañu tuuti doxalin sax du question ñu soppi doxalin carrément mais est-ce que renforcer nañu seen stratégie parce que faaw tamit sénégalais yi ñu leen di xamal ndax yenn saay ñàkk information da ciy am pour que ñuy mën a moytu yenn yi bu ñu demee ci dëkk boo xamante ne nii du seen dëkk. loolu d'accord naa ci ak yow. mais jafe-jafe bi jiitu ba tax du ñu mën di informer sénégalais yi chaque fois bu jafe-jafe yooyu amee. moo di que registre consulaire ya nekk ca consulat yeeg ambassade yi ñi ciy bindu day néew. ba tax na tey bu fekkonte ne da nga bëggoon a yónnee SMS bépp doomu sénégalais fu mu mënti nekk pour xamal ko li nga xamante ne war na koo daw ca li xew ci dëkk ba ñi ngi koy yónnee day néew même bu dee ne dañ koy jéem léeg-léeg. moo tax da nga may permettre ma lancer appel à la communauté sénégalaise établie à l'étranger képp ku mënti doon pour ñu mën ñu yombalal suñu liggéey nañuy bindu ci registre consulaire yi di fa bàyyi seen numéro téléphone di fa bàyyi seen adresse électronique di fa bàyyi seen adresse physique pour que bu leen consulat bi wala ambassade bi bëggee jox yenn message yi ñu mën ko jaarale foofu pour jox leen ko mais lu ñu jafe la. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Sori Kaba may fàttali ni yow yaay directeur des Sénégalais de l'extérieur ñu dénk la doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew xibaar yi ñu wéyal ko wax nag ci grève bi nga xamante ne nii waa ànd gësëm door nañu ko tey jii grève ñetti fan la ànd gësëm nag ne la ñu bëgg rek mooy kilifa yi taxaw ci seen i jafe-jafe li gën a metti nag ci grève bi mooy lépp loo xamante ne wàllu xibaar la ci wér-gu-yaram nag dañu koo téye ñoom liggéeykat yooyee ñu ne nag ñi ngi ci seen ñaareelu plan d'action dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf. doon façon xeex goo xam ne alliance ànd gësëm moom lay amal jamono ji te kon ay xibaar yoo xam ne ni ci mbirum wërgu yaram la war ko jox ki bokk ci kilifa yi dina andi rek jafe-jafe ci doxal lu ci mel ni yenn ci ay programme de santé physiothérapeute bi di Cheikh Seck nga xam ni sax syndicat am nag bokkul sax ci alliance bi nekk ci grève di del si rek ci façon xeex gi. c'est-à-dire ñun dinañ faj buñ ko amee nag. mais par exemple bu bailleur bi jëndatul vaccin mais ku ñu joxul vaccin doo dem vacciné wu bu boobaa ñun dañuy toog man tey ji dama wax ni dama war a vacciner xale yi tey war naa am benn taux de couverture vaccinale boo xam ni war na ekk 70 wala 80 wala 90% ci taux de couverture vaccinale boobu su fekkee ni ki nga xam ne moom may jàppale moom may jëndal ay vaccin moom may jox moto bi nga xam ne moom laay defee stratégie avancée moom may jox glacière yi nga xam ne ci laay denk vaccin yi kooku ci boppam daf naan la dinaa la jox financer la fii ak benn at ci at boobu ma lay financé mais nag du ma la ko joxandoo lépp mais dama lay jox par exemple chaque 6 mois wala chaque ñetti weer mais bu la joxee ñetti weer yooyu day ko am condition nga indil ko li nga xam ne moom nga utiliser xaalis bu mu la joxee mais xaalis boobu bu ñëwul kooku mën naa taxaw ni la comme joxuloo ma kii man it du ma la jox. bu dee alliance bi di ànd gësëm mu ngi amal grève waaye teewul nag ñuy amal paj mi lu jëm ci yenn ci ay xibaar yoo xam ne nag ñu ngi koy téye loolee doonul lu baax ci politique nga xam ni ñu ngi koy amal ci secteur de santé bi. boo amul vaccin ça veut dire que ni vaccin yooyu dootoo ñàkk bu manqué boo ñàkkul xam nga la mooy indeeku ay épidémie ñooy judduwaat ak ay feebar yoo xam ne éradiqué woon nañ ko ñaanuñu ko yàlla mais loolu responsabilité état la donc loolu mooy conséquence bi. donc du lu ñu gënal mais nag il faut que état mën a xam ne aussi mënuñu toog ci fonction publique nit ñuy liggéey di xeex ci benn mbir pendant des années mu am injustice ci traitement agent yi. secrétaire général u SDT 3S ngir nag dal am ci secteur de santé bi mu ngi woote it ngir engagement ya nga xam ni nguur gi dina koy faral di jël loolee ñu koy sàmm. jaajëfal ko baax Mame Birame Diouf ñu dem ba Diamniadio fekk ji fa Ibrahima Kane nuyu naa la. maa ngi lay fay
mangook Ibrahima Kane nga nekk foofee ca Diamniadio mu soxal nag dalop sphère ministérielle bu ñuy amal foofu dina bànkaasoo ci nguur gi ñu fas yéene fa nag amal li nga xamante ni moom mooy réunion bu conseil des ministres nga nekk foofu lan nga ñu mën a baaxee ci xew-xew boobu. waaw di jéggalu Fatou Kiné Deme ma naan la soxna Fatou Dia comme ni nga ko waxee conseil des ministres bi kon fii lañ ko amalee fii ci Diamniadio wante nag loolee presse bi maanaam taskatu xibaar yi fekkewuñu ko li ñu mën a jàpp mooy ba ñu jugee nag ca conseil des ministres ba officiels yi yëpp ak njiitu réew mi fekk si nañu nag fi nga xamante ne foofu la ñu waroon amalee cérémonie bi nga xamante ne moom moo jëm ci inauguré lii di sphère ministérielle yi mu di ay bâtiment yu mucc ayib yoo xam ne jëmmal nañ ko fii nii ci Diamniadio ngir nag. mu mel ni am na tuuti jafe-jafe Ibou mu mel ni am nañu tuuti jafe-jafe ci bu mu jokkoo bi ak Ibou Kane bu dee rek yemb na ñu wéy di ko déglu nag wax naa ko léegi ma nga foofee ca Diamniadio ma ngoog Ibou mu mel ni kon am nañu tuuti jafe-jafe ci bu mu jokkoo bi Ibou Kane di ngeen ko déglu ci xibaar yi ci nasaraan lay doon waaye ñu des ba tey ci daloo googu nga xamante ni jëm na ci li ñu duppee sphère ministérielle bu nu ko déggee nag ab bâtiment la wala bokkaay bâtiment yoo xamante ne nag kon bâtiment yi nguur gi la lu jëm nag ci kon daluwaay boobee dinañ ci rek di amal ay réunion ay ndaje la yu conseil des ministres Cheikh Sadbou Fall bu parti démocratique bu Sénégal moom dafa jàpp rek ne xew-xew boobu daal wala bokk daloo googu du dara rek lu dul campagne électorale déguisée boo xamante ne dana koy mbubboowoo Zahra Iyane Thiam nag moom di rafetlu taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall mi ngi koy taxaw jamono ji ci liggéeyal Sénégal dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf. yeesal administration bi gën a yaxanal koppar gi waaye it lu jëm ci askan wi la ñu war a jot ci administration bi gën ko yombal lépp jaar yoon bokk na ci jéego yi nga xam ni kon état bi mu ngi koy teg Zahra Iyane Thiam di ko xamle Diamniadio mi nar a dalal kon conseil des ministres am gu njëkk di wane rek yaxital ga nga xam ni kon ñor na lool président Macky Sall. bi président Macky Sall ñëwee si nguur gi wàññi na yaxanal na lu bari ci nguur gi ni mu doon fonctionner te loolu dafa nekkoon lu takk loo xam ne dugalaat na ko ci dundinu askan bi kon tey bu ñu jógee ci nguur goo xam ne day loué jëm ci nguur goo xam ne fi muy ne moom moo ko moomal boppam loolu avancé bu mag la loolu yëpp nag dafay dugg ci vision bi nga xam ne moom daf ko am. wax nañ Diamniadio c'est vrai ñu ngi xaar pour xool mais li ñu jaaxal rek moo di lu tax ñu tabax Diamniadio ba noppi dem def rénovation building administratif à 17 milliards de francs jox ko koo xam ne bi amul benn expérience ci tabax mu dem wuti italien associé ak moom ba noppi tey ñëpp xam nañu 17 milliards yooyu ñu waxoon non seulement délai bi respecté wuñu ko mais presque dana dem ba 30 milliards parce que def nañ ay avenant yu bare te léegi livré yu ñu chantier bi. bâtiment ministériel li ñuy taxawal nag ci site bi nga xam ni mu ngi gën a yaatu lépp kon ngir doon ab ville émergente am na nag loo xam ni daal jaaxal na ci lool kii di Cheikh Sadibou Fall. site bi ñu choisiroon ñun mooy côté Lompoul nga xam ne bii dana jege Dakar ak Saint-Louis pour mën ko def ci site boo xam ne bii ëllëg njëriñam réew mi yëpp daan ci mën a dana wesaare ci réew mi ñëpp foofu ñu ko def site bi du site boo xam ne bii site bu baax la ndax site la boo xam ne bii suuf si dafa am ban suuf si moom la ñuy wax marne gonflante donc lépp loo fa tabax te defoo ci ay techniques yoo xam ne techniques yu cher la mu am nit ñoo xam ne ñu xarañ la ñu xam nan la ñuy liggéey ci suuf yooyu rek ëllëg mën na jur ay catastrophe yoo xam ne bii lañ fa tabax yëpp mën na yeewu suba daanu wala mu màbb. bu ñu bëggee nekk bokk ci réew yi nga xam ne dañu développé foog ni ñuy xalaatee ak ni ñuy liggéeyee mu soppeeku moo tax ñu ci bëri bu ñuy xarab TER bi tey xam nañ ne TER bi ci wàllu vision lu am solo lay dooni ndax Sénégal toll na foo xam ne tey réew yi fi ne yëpp région yi muy Kaolack muy Diourbel muy Kédougou ñëpp war nañu mën a mel ni Dakar en terme économique en terme de service public. ci benn wàll Diamniadio war a ngànk loo xam ne ni suñu koom dina ci gën a dox ci beneen wàll Dakar ak lépp lu mu boole ba jafe-jafe yi sax ñàkku ci jamono ji war a tax rek gestion bi ñuy amal ci affaire publique yi askan wi war cee gën a gis boppam yëg ci yokkute.
njiitu pencum ndawi réew mi di Moustapha Niasse dalal na nag comité bi nga xamante ne ni ñoom ñooy waajal xew-xew boobee di mai 68 loole nag ngir wax ci waajkaay yi waaye tamit ngir rek gën a fësal ba sénégalais yépp nag xam la nga xamante ne ni moom moo xewoon ci weeru mai ci atub 1968 kii nag di Abdoulaye Mactar Diop moom mooy njiital comité d'organisation bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Diop. ñu doon président Moustapha Niasse yàlla def na sax moom li mu ci xam ak li mu ci dund ñu ak fi mu ko dundee ak ñun ñu ko dundee bokkul parce que ñun yooyu jamono étudiant la ñu woon moom mu nekkoon ci at yi ko jiitu diggante 64 65 bu nekk France mais li mu nekk France yi moom étudiant PS la woon nangu woon na ko mu ñëw nekk ci gouvernement bi mais comme tey mooy président assemblée nationale ñuy def juróom fukki at yi nga xam ne ginnaaw mai 68 yàlla may na ñu fekk ko ñu waxoon nag dañuy wax ak Sénégal dañuy wax ak sénégalais yi fàttali leen li fi xewoon ci université Dakar moom am na ci lu mu fekkee xale étudiants yi ñoom ñëpp ñu ñëw fekk ko daal ñu ñëw bu ko defee ñu déglu leen dañuy def ay exposé jëlee archive Sénégal yi déclaration yi Senghor defoon conseil des ministres li ko war lépp ñu génne ko ku nekk dégg ko xam ne lii moo waraloon mbir mi daal su ko defee ñu am lu ñu ci jàngat. ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ak li ñu jàpp ne kon am na déggoo diggante nguurug Sénégal ak syndicat jàngalekat yi proviseur yu yenn ci lycée yi ci Ndakaaru ñu ngi koy rafetlu fu ca mel ne lycée Ngalandou Diouf ak fa nga xamante ni moom mooy lycée de la Fosse ñoom nag la ñu xamle rek mooy fi mu ne lépp nag mi ngi tegu ci yoon ndongo yi ña ngay jàng na mu waree rawatina ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waajal seen i examen li ñuy sàkku rek mooy nguurug Sénégal ngal la li mu wax diggam ak syndicat yi na ko sàmm Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye. ginnaaw bi ñu xaatimee ak juboo ci diggante gouvernement bi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi fii ci lycée Ngalandou Diouf administration bi nag daal dinay jël ay dogal ngir daal di jeexal année bi ci jàmm. déjà ñun notes yu ci bëri amoon nañ ko donc li desoon rek mooy tenir conseil de classe yi te loolu fas yéene nañu tenir conseil de classe yi àjjuma bii di ñëw. pour classe terminale yi ajuma bii di ñëw dañ leen programme dañ leen def seen conseil de classe lundi bi ci topp bu soobee yàlla dañ def conseil de classe 3e yi. proviseur bi lee di xamle ne coppite yi nga xam ne def nañ ko ci calendrier scolaire bi loolee yàqul dara ci li nga xam ne moom moo di programme bu lycée bi. je sais que ni bon du ma ni soxlawuñ ko woon waaye xam naa ni ñun fi ñu waroon àgg ci programme ci def cours yi dañ fa àgg moom loolu moom leer na. gannaaw bu ñu defee ab taxaw seetlu même constat la ñu nemmeeku fii ci lycée Maurice Delafosse. dañuy wax professeur yi ñu gaaw a corriger copie yooyu bu ñu ko corriger delloo ñu mën a def conseil de classe fii ak fukki fan ak juróom. ñaari proviseurs yi leen nag di xamle ne dinañ jeexal li nga xam ne moom moo di seen programme laata at bi di jeex. en tout cas fu ñu daan toll yeneen année yi daañ fa àgg au moins foofu moom c'est sûr. ñoom seen programme moom dinañ ko jeex parce que seen professeur daañu grève ci yeneen classe mooy classe terminale daawuñu grève dañ daan ñu topp saa yooyu ñu defoon situation grève yi dañu gis ne ñoom amul kenn ku manqué jàngale nañu lu mu ko waree. proviseur bu lycée Ngalandou Diouf ak itam bu lycée Maurice Delafosse di sàkku ci nguur bu Sénégal mu respecté li nga xam ne moom moo di ay engagement am. am njàng nag am na solo rawatina ak tàggatu waaye nag lépp amub xëyit moo ko gën ñu gis ni nag fii ci Sénégal bari na nag lu xale yi di jàng ba noppi ñu tàggat leen waaye léegi-léegi nag du ñu mën a jotee ci am xëy loolee nag la ñu bëgg rek mu dakk ñuy sàkku nag ñu daal di indiwaat ay coppite ci wàllu njàng mi su ko defee nag lépp loo xamante ne wàllu tàggatu la ñu méngale ko ak xale yi ci lu ñu mën a xëy fële ca Thiès nag ab symposium la ñu fa amuloon ngir waxtaanee lu ni mel Cheikh Anta Diop Sey la tiira ay experts ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu nag nu ñuy tàggatay ay élèves ki étudiants doon waxtaane fii ci diwaanu Thiès lu jëm nag ci wàllu xëyam ndaw ñi ak jamono yi semence bi ndaw ñi jàng def sa formation ba pare amoo liggéey yan pexe lañ ci war a mën a jël ngir ñu mën koo saafara. ministère de l'enseignement supérieur jël nañu à bras le corps problème bi ñu ngi créer ay ISEP partout pour mën a tàkkale problème boobu
mais ku mu nekk nii il faut que ñu gën a accélérer le pas pour régler ce problème là parce que na mu gën a yàggee jeunes yi gën a bari ñi diplômé yi gën a bari te emploi yi ñu leen di offrir actuellement ñi ngi changer emploi yi ñi ngi nekk di changer donc loolu mooy difficulté wu système éducatif bi actuellement mooy nan la ñu mënee tàggat xale yi ba ñu mën a ëllëg am métier wu pas métier yi am tey mais métier yi nga xamee ne moo nar a am suba. système éducatif bi ci réew mi nag dañ ko war a tabaxaat loole moom mooy jur njariñ li. ñun ñi ngi jaay ay milliards et milliards di ko dugal ci biir éducation bi ba pare fi ñu war a yeggaguñu fa fokk ñu gën a taxawaay bu gën a dëgër mais bu ñu defulee loolu fii la ñuy toog di wax bu suba duñu régler dara. université bu Thiès sax daanaka bokk na jamono yi ci université yi nga xamante ne ñu ngi ciy tàggat ndaw ñi ci yenn métiers yoo xamante ni buñ ci génnee daañu mën a amum xëy nee nañ ñi ngi sàkku nag ci universitaires yi nguur fexe ba xale yi ñu tàggat leen ci ab diir bu néew bu ñu génnee mën nañ cee am xëy. cant ngërëm ñeel na la Cheikh Anta Diop atteb imam Alioune Ndao mi ngi doon am nag tey ci suba ñu doon ko wëyal tey nag ñu doon déglu kii di Mactar Diokhane ci suba ba sànq moom la ñu doon déglu ca ëttu attekaay boobee moom moomee nag di Mactar Diokhane wax na nee na nag kilifay réew mi dañu ko war a jaajëfal ndax liggéey bi mu def ndax lu ëpp 20 ci ay doomu Sénégal ña nga woon ci tolof ci àllub Sambisa ba te loolee moom moo leen ca génne kii nag di imam Ndao ni ki ëllëg lañu ko fas yéene déglu dañ ci ànd ak Aminata Mbaye Sow. daanaka jeexal nañu déglu gi ñu doon déglu Mactar Diokhane ci kanamu juge bi question réponse yi nag mu ngi jublu woon rek ci xam Mactar Diokhane lan la séq ak waa Boko Haram lan moo ko taxoon voyage dem foofee ci Nigéria ak yenn ci xaalis yi mu doon jox ay jeunes sénégalais lan moo ko waraloon waaye kooku lee ñu accusé di Mactar Diokhane moom nee na fi mu toll ni ab erreur la victime te erreur boobu nag kenn defu ko ku dul gendarme yi ko doon enquêté ndaxte moom jàpp na ne ñooñee dafa am terme yu bëri yoo xam ni comprendre uñ ko looloo tax ñu dugal ko ci dossier boobule. ci beneen fànn Mactar Diokhane nee na moom li mu def fële ci Nigéria maanaam jàppale ay xale sénégalais yoo xam ni fekk na leen ci benn forêt Sambisa te foofee waa Boko Haram ñoo fa teg loxo nee na acte boobu mu def jàppale xale yooyu leen ñu jógee ci forêt boobu la ñibbi si fii seen dëkk si Sénégal nee na loolee acte boobu dañ ko ci waroon félicité fii ci Sénégal waaye du yóbbu ko ci kanamu tribunal ñu koy jugé. ba léegi ci sekk bi mu sekk ak imam Alioune Ndao moom nee na te gën a dëgëral ne imam Alioune Ndao xamewu ko benn yoon ci ay relation digganteem ak waa Al-Qaïda wala sax lu ci mel ni Daesh nee na imam Alioune Ndao bokkul benn yoon ci groupe yooyule. ci fàttali tamit avocat yi layal ñi nga xam ni dañ leen teg tuuma nee nañu dañoo bëgg benn son boo xam ni diffusé woon nañ ko fan yi ñu weesu foofee ci tribunal te son boobule ñu génne woon ci benn baatu góor buy wax ci benn projet boo xam ni dafa soxla woon xaalis bu bëri te procureur bi moom mu jàppoon ne kooku di wax foofee Mactar Diokhane la Mactar Diokhane moom nanguwul benn yoon ne wax jooju moom moo ko wax ñoom ñi koy avocat yi koy layal nee na nañu jël benn expert maanaam benn technicien mu xool son boobu kañ lañ ko enregistré ak baat ki koy wax kan la juge bi nee na dina ci délibéré alxames gi ñu jëm. mu mel ni déglu bi ñuy déglu accusé yi léegi mu jeex ndaxte kii di imam Alioune Ndao moom la ñu jàpp ni suba moo war a taxaw ci kanamu juge bi répondre ci ay questions bu ñu jógee ci interrogatoire yooyu yëpp nag daañu woo yenn ci ay témoins ngir laaj leen yenn information. jërëjëf Aminata Mbaye Sow démocratie amul ca Gambie loolee du lu ñuy waxati ndax njiitu réew ma di Adama Barrow ba mu yegsee ca bopp réew ma ba tey loolee di démocratie nag du lu ñu fay lam-laamee ndax lu fa dëggu la waa société civile sax ñoom nangu nañu ko société civile bu Gambie boobee tey ji ñoo lëkkaloo ak mouvement Y'en a marre am na nag ab kuréel bu ñu teg ci suuf bu ñu sos laay wax sax kuréel boobu ñu duppee ko mbokkaal lañ ciy jublu rek mooy ñoŋal diggante ñaari réew yi waaye tamit wàllu citoyenneté waaye tamit lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu caada ñu ciy jëflante Fatou Bintou Konté
gannaaw bi Adama Barrow nekkee fi njiitum réewu Gambie te ki nga xam ne moom moo di Yaya Jammeh mujj fee jógee li nga xam ne moom la ñuy wax démocratie mi ngi fi commencé dund fee ca dëkk boobee société civile gambienne bi nga xam ne dañ fee ñëwoon ñoom jàpp nañu ni Gambien yi jamono ji ña ngay nokki bu baax li nga xam ne moom moo di seeni liberté. alhamdulilah loolu moo tax ñu génnee fa Yaya pour taxawal li nga xamante ne mooy démocratie ku nekk am sa baat si réew mi bokk si gétt gi te alhamdulilah am nañ loolu noonu Gambien yi kay lu ñu neex la ñoo wax tey lu ñu neex la ñoo wax Barrow gis nañ ko social media te alhamdulilah loolu la noonu ñaan yàlla kon loolu alhamdulilah ñu ngeen ñaan yàlla nag mu gën a dëgër parce que démocratie bu soog a juddu bees la te lu bëri dañ war a raam bala ñooy dox. ñoom nag ay jeunes lañu société civile gambienne boobu ñëwoon fii ci Ndakaaru fas yéene lëkkaloo ak waa Y'en a marre ngir fas yéene boole ñaari dëkk yi lañ doon dund ñu gën koo wees projet bi nga xam ne moom lañ tuddee Mbokka nag moom moo ko fas yéene firndeel. bi lu ko tax a jóg mooy Sénégal bi rataxal diggante bi parce que xam na ne Yaya nekkoon na fi 22 ans te diir bu mu fi nekkee woon diggante Gambie ak Sénégal naxari woon na. neexutoon politiquement te politiquement boobu noonu dafa dem ba wàcc sa nit ñi ba nga xamante ne nit ñi sax dañ si doon loru misaal suñ tëjoon frontière bi dara du dugg dara du génn nit ñaa si doon loru demoon na ba nga xamante ne sax diggante Gambien bi ak Sénégalais bi sax xol yi sax am na sikk-sikk yu fa daan nekk Gambien bi du óolu Sénégalais bi du óolu Gambien bi te mbokk bi lu ko tax a jóg fooy muy rataxal diggante bi ba nga xamante ne loolu yëpp day génn day deñ Gambie ak Sénégal misaal Gambien buy dugg Sénégal warut am benn jafe-jafe Sénégalais buy dugg Gambie warut am benn jafe-jafe si kayit si xaalis si lu ne. ñoom société civile gambienne boobu nag nee na fi mu ne nii jamono ji ñu toll nii Gambie nag jafe-jafe bi mu am dong moom moo di li nga xam ne moo jëm ci wàllu koom-koomam dafa wàcc trop faaw nag njiit yi xoolaat ko bu baax. soo xoolee économie Gambie bi wax dëgg na yàlla dalasi baa ngi gën a wàññeeku bu ñëw dalasi bu bëri leen yor ñu wécci ko am CFA bu tuuti comprendre nga soo yaakaar naa ne tamit économie bi nekk na loo xamante ne mooy baat bu mooy yaxi gannaaw bi nga xamante ne moo war a yor tamit Gambie te loolu su neexut dund bi dina métti prix yi di gën a yokku te su gënee yokku nit ñi gën a commencé waat amaat naxar bu bees boo xamante ne si Gambie bu bees bi la juddoo. moom Gambie nag yàggul dara muy dundaat histoire bu bees ki nga xam ne moom moo di Yaya Jammeh jóge fa ñu jàpp ni nag dëkk bi war naa mën a delluwaat am dundin gamu amoon maanaam dundin gu gën a wees li mu nekkee. Biennale d'art contemporain africain wala bokk Dakar suba la fas yéene rek ubbi ay buntam ñetti fan ci weeru mai dana wéy nag ba ñaari fan ci weeru juin xew-xew boobu nag ci wàllug art bii mu nag mooy ñaar fukk ak ñaareel bi yoon ñu di ko amal muy lu am solo artistes yi nag di ci joxe dig daje ngir fësal li nga xamante ni moom mooy seenub liggéey ci wàllug œuvre d'art askan wi tamit mën nañu caa yegg rek ngir xam artistes yi lu ñuy liggéey Ibou Diouf. ñaari at yu nekk artistes yi fekk baax fii ci Sénégal ci Afrique wala sax ci bitim réew dinañu tasi fii ci Ndakaaru rek ngir màggal xew-xew bi ñu jagleel art contemporain africain loolee nag ay waxtu rek ci des artistes yooyee wala ñi moom galerie yi ak yeneen promoteurs yi ñu ngi waajal xew-xew bi bu baax a baax. biennale bi ci boppam 3 mai ba 2 juin la biennale de l'art africain contemporain un mois entier la yoo xam ni Dakar dina dund ak art muy Dakar muy Saint-Louis muy Rufisque même Gorée dëkk yu bari ci Sénégal. à part wane yooyu noonu gis nga ay kàngam yu mag ci mbirum art ñi nga xam ne duñu dugg ci projet bu matul 100 millions wala 200 millions. ñooñu dañuy ñëw durant première semaine u biennale bi am na ñoo xam dañuy ñëw après. muy xew-xew bu mag bu ñu jagleel lépp lu aju ci wàllu art visuel at bu nekk dale ko 1996 ak léegi artistes yi dinañ màggal boobule xew-xew ci loolu nag ñu ciy sukkandiku yenn saa yi ngir waxtaan ci solo si. foog liggéeyam nekk donc lu baax rek laa leen mën a wax ci sama artistes yi nga xam ni ñoom laa tànn naal parce que li ngay def am na solo te Sénégalais yi itam war nañ ko mën a gis. te amul kenn koo xam ne ñu bari jéem nañ mais amul kenn koo xam ne fi mu toll nii maas naa moom ci mbir boobu noonu loolu dañ ko war a rafetlu li nga xam ne dina ko générer pour ñi nga xam ne ñi ngi Sénégal. ci diiru benn weer dinañ amal ay xew-xew yu mag ci biir réew mi dinañ ci sukkandiku tamit ngir delloo njukkal ay artistes yu fi nekkatul. ay artistes yoo xam ne ça fait des siècles et des siècles ñu jóge fi seen mbir mi
ngi fi ba léegi pourquoi parce que dañoo liggéey et dafa amoon lu ñu gëm et cetera mais artiste plasticien am na yu bari yu ñu fi bàyyi yoo xam ne bu ñu leen dégloon tuuti ci gis-gis am na lu bari loo xam ne peut-être mën nañ ko sotti. bokk na ci ñoom ay sculpteur ay photographe ay peintre wala sax ñuy yëngu ci wàllu art plastique loolu yëpp bokk ci art contemporain africain atum ren ji nag xew-xew bi dinañ ko amal ñetti fan ci weeru mai jàpp ñaari fan ci weeru juin. mangook foofu la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi doon teewlu xibaar yi Chérif Dia mi ngi wàcc ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.